Gambia nice, take a pinga hamne, if I make a pena, oh no, Gambia nice. All we know is peace and love in my motherland. Gambia nice. Hi viewers, this is your girl Awakonte from Eco TV International and welcome to another episode of the Street Talk Show. Today we are out here in the street to ask people about how do they feel for the first time ever Gambia qualified for African Cup of Nations. How are you? Yeah, I'm good. Your name? My name is Buba, aka Brooks the Jola Gangster, you know. Oh, Brooks the Jola Gangster. Yeah, man. He's a musician. For real. Buba, like how do you feel for the first time ever Gambia qualified for African Cup of Nations? Wow. I feel good, I feel good. For the first time, I'm so proud to be here, you know what I mean? To witness this history, you know what I mean? Boy, I was feeling so good, you know? Yeah, full time, this is what we wanted, you know what I mean? Everywhere, you know what I mean? Everywhere, we need to showcase our talent, so I feel really good, super good, you know? Yeah, why not? Money sankenem, kone ni keli, watai budget, fuka fu boli, tanombe jai maniga, totu loi, ni pare be te kuri mag ni pare be rek, ni regi, hey, nja jole gangsta maniga, hey, ni reg. Okay, legi loy wax Scorpion. Yeah, just keep it up, you know what I mean? Keep it up, come, nako guy. I understand. Yeah, fika mom ñu liñ soxla moy like ñu dem fofu am luñ bëgg, you know, because ñom dañu content lo ba paré solo des moy game over bi da ngay finish deal bi work bi you just started ñu leg leen door ñun paré nguñ yeah man. Okay, that's Buba in the building. Yeah man, thank you. Jola Gangster. Mashallah, jàmm rek alhamdulillah. Tur bi? Ibrahima Bari. Ibrahima, like for the first time nga dégg ne Gambia in the history guy you qualified in African Cup of Nations. How do you feel about it? Naka nga ko yegi? Kontaan lool. Bugal inshallah bu ñu demee histoire coupe bi. Okay. Mu nekk itam first time. Waaw. Léegi looy wax Scorpion yi daal. Ana kontaan si ñoom lan lay wax si ñoom kana kontaan si ñoom rek. Loolu kontaan naa si trop, kontaan naa lool because indi na ñu bëri tamit yóbbu nañ tamit ñu bëri dafa gis naa tamit kontaan na lool yëpp si dëkk bi lii loolu lañ xalaatoon ba pare dañ bëgg tamit mu dañaa yokku tamit xam nga ñu tam ñu ngi am foofu suñ côté suñu leneen xam nga léegi comme ça maanaam lu ga qualifié nii ñu yëf ñu ngi ñaan tamit ne gaay jël cup bi waaw loolu leen nekk di ñaan because fu maanaam lu gaay jël xam nga ku nekk dafa kontaan si Gambia bi because yóbbu nañu Gambia lu bëri sax ku nekk espère ko foofu Gambia fu fii la ñoo duñu yemoon duñu jaala xam nga léegi dem na men jaala because duñ c'est dafa mel ni lu bëri lañ am sax lu bëri ñu am. waaw ku nekk dafa kontaan même yow sax mi kontaan naa yow kontaan nga loolu wala loolu. noo tudd? Man Albulo Sow. Ablo. For the first time ever nga dégg Gambia qualify na dem African Cup of Nations. Lan nga feel as a Gambia? Dama kontaan si Gambia. Di gërëm Gambia. Because last time ñëpp ñu ngi wax ne Gambia du dem, Gambia dafa daaw ni si suuf xam nga. So and the next minute Gambia am na chance dem na bugana dem si kaw te eketi na te fum nekk ni bu soobee Yàlla Gambia dafay gën a dem si kaw rek man dama kontaan si loolu so dama gërëm foofu noonu doomi Gambian si trop. Léegi looy wax Scorpion yi? Si Scorpion yi tamit maa ngi leen ay nuyu di leen jaajëfal di leen gërëm so Scorpion si tamit try nañu bu baax yes try nañu
Okay, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Good. How are you? Fine, good. Your name? Lamin Mane. Lamin Mane. Yeah. Lamin, for the first time in history, Gambia has qualified for African Cup of Nations. How do you feel about it? I feel it nice, you know. They play very well in qualify to the Cup. It's feeling good, nice play. Yeah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Turbi? Omar Cham. Omar Cham. Omar, for the first time, nga dégg ne Gambia qualify in them African Cup of Nations. Noko feel? Kontaan rek bu baax. Ak képp koo xam ne yaa ngi oyoo ne doomi Gambien nga. Même yaa ngi ci biir dëkk bi yaa ngi ci biti dëkk bi. Loolu dina la jox mbégte bu rëy. Ba pare it dafay nekk mbetteel. Ndax daanaka nit ñi duñ ci daan mujj bàyyi seen xel. Ndax mun na lay wax ne la loolu bi mu fi gëjee am léegi est-ce que boobu suma classe gi juddu neen. So ba léegi nii mu am. Li may yokk gaay daal mooy ñu gën a góorgóorlu bañ a naago xam ne football saxut fen fépp foo xam ne coupe mu ngi fay dem rek war naa mën a ñëw Gambia ñu góorgóorlu ci loolu bu baax te it football moom li gaay yi wax rek xawma ñu naan ko reeni ñaambi la ku nekk xen xamul fan lay génnee kon nañ ci góorgóorlu bu baax bañ a naago xam ne ku génn dem da nga uti li ngay uti am nañu ne sa gannaaw de la séntu booy ñëw nga fexe indiwaale ndam loolu daal leen di ñaanal. Man Alaaji laa tudd ñu ma de ooyee Tinka. So you think very well. Okay, Alaaji, like boo déggee ne Gambia ñu qualify ñu def African Cup of Nations noo ko fili Comme loolu dama ko gis ne xoolal musuñ daay dem African Cup of Nations so dama happy ba ma jooy. Bilaay. Oh my God. Mu dafa happy ba mu jooy léegi looy wax Scorpion yi. Comme xoolal ñu gën a góorgóorlu rek comme xoolal ñun déggoon African Cup of Nations kese lañ nii de World Cup bi leen nekk di tege. World Cup bi. Waaw dëgg la. Ok. Jërëjëf. Est-ce que da nga seetaan football. Waaw. Boo déggee ne Gambia qualify nañ dem African Cup of Nations mbaa feel nga happy. Waaw feel naa happy. naka nga ko dundee bés boobu. nga doon célébrer. Waaw dañ doon célébrer ci tali bi. Waaw. léegi looy wax Scorpion yi. na ngay tray rek yokk seen loxo. ñu yokk seen loxo. waaw ñu yóbbu ñu ci kaw. ok ci kaw. waaw. ok. hello. hello. noo tudd? Jeynaba naka. Jeynaba Ba. Jeynaba Ba. Jeynaba boo déggee Gambia dañ qualify ñu dem African Cup of Nations for the first time no feel. dama feel happy. because xam nga nañ gën a góorgóorlu rek daal. ñu yóbbu Gambia. ñu yóbbu leen kanam. ok. salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi. Bala Diallo. Bala Diallo. Diallo Jerry. Bala. For the first time, Gambia you qualified for African Cup of Nations. How do you feel about the victory? Well, as a Gambian, I think the whole country kontaan nañ. Definitely, ba pare ñu ngi wax job well done national team bi Scorpions. Yes, everybody like something luñ doon chase for over 60 years. Yeah. This is the time. Ban la ko yàlla dogalee lay wax ak boys yi seen efforts ñu qualify so nañ leen ñaanal boys yi ñoom yëpp onasan nga ñu dem ñu indil ñu coupe bi mu gën a neex waaye su fi amoon sa doy la. salaamaaleykum. waaleykum salaam. na nga de. jàmm rek. tur bi. Lamin Sakho. Lamin Sakho. waaw. Lamin for the first time nga dégg Gambia ñu qualified for African Cup of Nations lan nga feel. I was extremely happy dama kontaan trop because nekk la lu nga xam ne moom lañ doon xalaat for the past what moom lañ énee woon suñ boppa xam nga since time ñoom Lamine Owens ñoom Laos ñoom xam nga ñoom biri time boobu lañ bëggoon ñu àgga World Cup Cup of Nations but àgguñ fa so thank God xale yi ñëw nañ ñu mutali ko because xam nga tam nit ki li nga xalaat ak lu yàlla di desire du dee nekk benn waaw waaye kontaan naa trop àgg nañ Cup of Nations waaye dama ko daan wax suma yenn mates yi nag ne leen this time inshallah soobee yàlla is our time we going to be there and thank God yàlla uyu na suñu ñaan àgg nañ foofu noonu te lu ma woon gars yi first 4 rounds yi
suñ demee ba ñu cross foofu noonu quart final moom waxuma ko de waaye final dinañ fa àgga waxuma dinañ ci si coupe bi de waaye dinañ sonal gars yi waaye man loolu is not my point dëgg la thank God alhamdulilah àgga nañ foofu noonu man my point is am na ay footballers yu nga xam ne ñu ngi fii tey soo demee nga fekk seen condition danga leen a yërëm te amoon na time ñoom ñoo téye woon suñ Gambian flag bi ñu rees ko to the highest level dañ unlucky rek àgguñ woon Cup of Nations tey could you imagine suñ la waxee ne Lamine Owens yow xamuloo ko xëj na xale nga but ñeneen ñu ma seetaan ñoom dinañ ko xam suñ la wonee ne kooku tey he is a security guard you will not believe ana ñooñu luñ ñu liggéeyal xanaa tey ñun duñ xalaat pour génnee certain amount of money from the covers ñu yëkkati jox ñooñu noonu ñu mun a dundal seen boppa ñooñu there was a time ñoom ñoo nekkoon si ron naaj bi Laos is a taxi driver Captain Laos taxi driver la in Banjul yooyu taawut buñ toog ba gars yi dee ñu buggale na tapal médaille as naka la biiri dee ñu ko tapal médaille te dañ ko doon a tapal médaille depuis before civilian di ko jox médaille Gambia dañ ko doon a jox médaille it's only thank God it's only kuñ dee ooyee dictateur moo ko mus a jël mu ñaral ko mu def ko fi député BCC xawma chairman la xawma député mayor demoon na ba nekk fi mayor loolu yëpp Yaya Jammeh moo ko fa tegoon waaye nag du biiri rek moo fa nekkoon there are other footballers ñoom Ibou Dibois xam nga ñooñu sax they are still ñu ngi enjoy seen life in Europe but I'm talking about those who are still here ñu ngi am life ñu ngi find life very difficult and they were there for us dañ ñu taxaw a time boobu noonu la ko Sol Ndiaye doon wax ne ko Lamine Owens loolu liggéey rek baax na because of lu moo liggéey xam nga lu ma laa wax ni ñooñu ay heroes lañ waruñ leen a toog di leen a seetaan xam nga ñu war a tëdd benn béréb o ñu toog benn béréb o ñu nekk fu nga xam ne dañoo an salary of $3,000 ñooñu dañ war a toog di xalaat $3,000 $4,000 non ñooñu dañ ko defal Gambia bi dañ leen war ni o every year ñu tapal la médaille o kenn o 5 of them ñu jox leen médaille jox leen nangami xaalis xam nga lu ma laa wax ni loolu wàññiwul dara si yow ñi xaalis yi ñoo jël di ko dugal feneen ak feneen fu nga xam ne mérité wu ko nañ ko jël jox ko ñii Yaya Jammeh rek moo fi may footballer $1 million wax ma kan am ñu ngi yaaxa more than $1 million si loo xam ne nekkul njëriñi réew bi so for that being the case ay lii la am pour ma wax leen ngeen xamee ko noonu you know nañ na audience yi o GFF ñu toog ñu seetaat seen boppa ñu seet boy su nga xam ne ñu ngi ñëwoon si biir how to call it ñu ngi nekkoon si biir football field bi def fa ay jaloore xam nga lu ma laa wax ni nañ leen gestu ñooñu noonu waxuma ñëpp waaye am na ñoo xam ne ñu ngi fii benn tey ñu ngi sona te dañ leen war a jàppale seen doom yaa ngi fii seen baay liggéeyal na réew bi waaye tey ñu ngi dem to a normal school te bugga na ñoom tam seen doom yi dem to a better school likewise man sax bugga naa but xam nga man playal uma nation bi waaye ñu nga xam ne dañ playal nation bi dañ leen war a fay wo betata bake ha sila tuta leader lebulu be le kol kala nyame ha Gambia is small country and it's lovely country e bajel ko ninga nyokan don na banko bita nyato ba nimma nyokanu ka tunyin tribalism la nyi munyinati Gambia is foreign country natal nga nyo taran jang bare bon so balale ha ota nyi silo alembe nga kafu nyoma men si banko samba ngo jube mba solution la nyame katu Gambia is for us amanke lunta on le ben banko do ko lañi wala natal kan banko exploit kata baranto fangal la nyanta na banko do ko to Gambia dingol nga nyomuta mbenga ka kilinte o be difficult lan kabrin jawra wato la ñin crop sonobe kering fokana wo do fanan na menta tay ko tra jine the same thing yo ñin do fanan nata ngunu be kala the same thing buto nga jube nga mba ko le kala nyame ko ngul Gambia dingol nga ka kilinte meli ba brot ani meli be jang nga ka kilinte nga mbulodi nyola
ha nga banko nyin doku ay ta nyato Gambia small country alola jam fota bota kono man fanu ndol nga nyolo ne juri ndiko la ne de rotuma to do ma wulu fa ha ndol nga nyolo ne ka fenn ke ila jang left hand side ha wala mo Gambia ID card fem 60 something years ma soto you are not Gambian. Scorpion anyway trying very extremely we are very proud of them ñu yoko suñu loxo fancy ak Gambian citizens ñu dimbalé len towards the Cup of Nations bi dal. Assalamu alaikum. Yo, wa alaikum salam. How are you? Fine, thank you. Your name? Setijan Jai. Setina Jai. Jai, yeah. Setina, and for the first time you here in Gambia qualified for African Cup of Nations. How do you feel about it? Yeah, for the first time, for almost 30 years or more than that, Gambia never gone for African Cup of Nations because we have different coaches, so we try our best, we try our level best to qualify, but we didn't. So unfortunately, this is our first year qualifying for the African Cup of Nations. Before going further, I need to shout and give 100% full thanks to them because they really make us proud. Because of this, many countries don't know us, but because of this, nowadays, the majority countries, they all know Gambia and they all know what Gambia can do. So because of that, so right now we get more qualifiers and more professionals come in time of African Cup of Nations, and we get more professional players come youth like us because we have it's been a while. I've been struggling here to play football, so Gambia never got. So we give thanks to our coach. Our last game going to they won us 1-0, but still we push. This is Gambia. Gambia never know backwards, always forward. So for 30 years, 35 years, we never go. We push. We said by force we must qualify for Africa Cup of Nations. So and forever. So you see, so we see a push. So God is not always one side. We always pray to God, and inshallah we are going for the African Cup of Nations, and not only the Cup of Nations, but we are going through. There are more leagues ahead, and we're gonna qualify in every week. From now on, Gambia never scared of any country. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Turbi? Bekay Menga. Bekay Menga. Wow, former player Real di Banjul. Real di Banjul. Bekay, for the first time in history, Gambia you qualify as a African Cup of Nations. Comme former player, naka nga feeling lolu no? Diga hana kontaan trop. I was very excited. Raksi Dolly ma bokk naa si history bi parce que maa ngi fa woon maa ngi woon si game bi teewoo woon naa fa so man doon seetaan live and direct waaw amoon naa pression man personnalité dama amoon pression trop dama doon lox doo xam ne musuma dal si international match bu Gambia bi lay di first time mu dal ma dem seetaan di lox waaye foog naa li indi loolu yëpp mooy xëj na si stage bu ñu toll woon la for the first time pour Gambia qualify ba pare nit ñi yëpp dañ kontaanoon waaw celebration bi was all over the Gambia so am na fans yoo xam ne ñëwoon nañ si stadium bi di celebrate so nit ñi kontaan nañ trop for the first time so di delloo njukkal si boy si coaching staff bi ba pare tamit GFF waaw def nañ seen quota bu baax a baax ba pare tamit ministry bi Minister of Youth and Sports kii Badji moom tamit def na lu baax job gu baax a baax parce que for the first time Gambia chartered flight pour boys si bi mooy the first time ma gis ko bi ma dooree seetaan football nga door a am te ku nekk mu ngi ko wax apprécier nañ ko so di ko ñaanal taxawaayam ba pare lu ma bëgg a wax si boys si ok qualify nañ waaye suma xalaat ak xalaat yi ñu bari sax mooy team bi dafa need to be adjust waaw so qualify nañ waaw neex na trop time bi doo dee mën a gis benn mistake ni qualify nañ waaye team bi am na lu des parce que fu ñoo dem ñu nga dem si biir tournament propre bi qualify si la woon waaye bële yaa ngi dem daje fa ñoo xam ne dañ qualify already Kings si ñoo fa daje so team bi dafa need pour adjust te am nañ ay players
ñoo xam ne nit ñi gisaguñ leen ñu playal Gambia ñu ngi si biti outside so nañ dem ñu scout gars yi tooga ñoom waxtaan ak ñoom dinañ pare pour playal Gambia waaw so team bi daal dafa need to be adjust. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. na nga def. jàmm rek. tur bi. Ibra Jeng. waaw. Ibra tey waa Eco TV ñu ngi doxantu di laajte ñi seen opinion about naka leen feel for the first time ever Gambia ñu qualify dem African Cup of Nations. waaw Eco TV maa ngi leen a gërëm di leen sant ci liggéey bi ngeen a def especially yow Awa ak sa caméra woman bu ñaawut bi li ngeen a laajte noonu am na solo trop parce que ñun ñi comme man mii dama daan play football waaye na tamit suma carrière guddutoon parce que dafa am lu taxoon ñun ñu bàyyi football migré dem Europe waaye booba léegi daal ñu ngi follow football yi Gambie tamit suñ ñëwee léeg-léeg ñu play ci vétérans yeeg yooyu di amagum ay games ak yooyu waaye comme ni ma ko laajee affaire yi Gambie qualifié ñun moom ñëpp a ci kontaan parce que dañ kontaan ni fekkee nañ ko yaakaaruñ ko woon nag suñu laajoon past 20-30 years dañu ne non waaye gis nañ liggéey bi Gambia def in football for the past 15 years ne nekk na liggéey boo xam ne wax dëgg neex yàlla gars yi am nañ results fu mu nekk nii parce que boo seetee di under 17 dañ dem African Cup under 20 bi dem African Cup ñu ñëw am senior squad bi tam dem African Cup for the first time so loolu nekk la loo xam ne ñun ñëpp a ci kontaan man moom especially man dafa ma ñëw this week di following week mu nekkoon game bi ma am chance pour mun a dem ñu invite ma dem seetaani game bi so foog naa ne tamit yokka naa leen tuuti wërsëg daal waaw bi ma ñëwee daal gis naa ne affaire bi moom wax dëgg neex yàlla waaye dama dee follow gars yi sax even Europe su ma fa nekkee dama dee seetaan seen game si yëpp xam naa boy si ñu bëri dama dee scout players tamit am na time bu gars yi under 20 bi demee Canada maa ngi fa woon 2007 so xamante naa gars yu bëri ñu nekk ci football bi waaye xam naa ne ñu ngi def liggéey bu rafet daal waaw ba fu mu nekk nii nañ gën a jàpp rek te xam ne yàlla moom comme que lii nañ joxagum ñu jël waaye xam naa ne boy si am naa jaakaar ci ñoom de waaw ci dut lii sax mun nañoo dem lu gën a sori lii waaye bii moom nañ ko jëlagum rek ñu nguufaan rek jàppane waaw Gambia amagum na ndam ci football loo xam ne ñu ñëpp séntu woon nañ ko suñ ay kilifa nekkoon nañ fi di football suñu ay elder brothers nekkoon nañ fi di football suñu ay nijaay ba ñun tam ñu ñëw play yëpp baaxutoon léegi su affaire bi baaxee nii nañ ko sante yàlla daal kontaan nañ ci trop waaw yéen Eco TV nag kontaan naa ci yéen dama leen di follow tam ci net bi waaw di seetaan di ngeen dee koofa mu nekk lu interesting lu ma rafetlu so dina ami time nag su ma organisé veteran games ak yooyu dinaa leen invite pour ngeen ñëw ngeen koofal ñu ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu De Mohammed Sumare, but people knows me as Stone. Stone. Stone, ika football player. I can play sometimes, you know. Sometimes. So I'm getting away back, but I can play, you know. Yes. Then Gabriel Mui for the first time in history, like Gambia qualified to the African Cup of Nations. What kontano kiti yenyadi? Oh my God! It was one of the happiest day of my life because fenne me alonko like and then I'm also in history of Gambia. We have the like of Biri Wall. Those are one of our greatest prayers. Sol Kuyate will be in mission or trial, but it was not successful. So Nindokel Nata Yemol Samba next level African Cup of Nations for the first time. Umu kontan Baltimore alonko. It was very, very, very big. So it was a very, very huge happiness from me, definitely. This is what we have for you today. As you can see, a lot of Gambians are very happy that the Scorpions qualify for the African Cup of Nations for the first time, and Eco TV International is wishing the Scorpion good luck. I am your presenter, our content from Eco TV International, and don't forget to subscribe always. Gambia nice, take a pina hamne, never bena oh no.